pour muy wax diocèse bi di seet liggéey bi ñoo def naka lañ ko defee ku nekk ci fan nga ci toll am na keneen kuy jël ñi ko ooyee estate manager moom mooy toppatoo nag lépp li nga xam ne mbiri suuf la loo xam ne jàngu bi moo ko moom comme ni ñu ko waxee woon jàngu bi mu ngi mën a dëgg rek bu fekkee ne am na saytukat yoo xam ne ñu ngi taxaw di def liggéey yooyu parce que bishop bi mënu koo def laabe yi mënuñ koo def loolu tax ñu ne nañ njëkkee loolu ñu jógee ci loolu ñu am di diocesan coordinating committee liggéey committee bi nag mooy pour seet ñun ñëpp li nga xam ne moom lañ d'accord pour def naka lañ ko defee surtout parishes yi ndax parishes yi am nañ parish council ndax parishes yi am nañ parish development committee ak naka la ñoo doxalee seen mbir ndax ñoom itam ñu mun di xalaat di jokk xalaat ak bishop ne fii lañ bëgg a jublu naka lañ faa àggee lii mooy suñ teexa teexa loolu yëpp suñ ko sampee ba pare bokk na ci li ñuy def mooy fundraising committee bi nga xam ne ñaari at yu nekk ñoom dina am lu ñuy def pour ut xaalis ñu def ko ci la ñoo ooyee solidarity fund loolu bishop bi moo ko amee pour seet lan la ñoo mën a def waxoon nañ la itam néeg bi ñoo samp ci Kanifing ci office bishop bi kaar rafet na lool parce que mu ngi pare si sax ñu ngi yaakaar ne sax ci weer bi ñoo dugga nii balaa moo jeex lépp dina sotti boobu bokk na ci li nga xam ne jàngu bi dañ koo def pour am koom-koom ndax mun a dimbale diocèse bi mun a jàppale bishop bi pour mu def liggéey bi moo war a def mu jënteel bi nag mooy kayit yi ñoo ooyee policy pour ku nekk xam la sa sarta ku nekk xam lan nga war a liggéey su ko defee at bu jot mun nañoo toog di seet ne waaw naat lii lañ ko dénkoon naka la ci def kii nii lañ ko dénkoon naka lañ ci def loolu nag sore nañ ci lool fi mu nekk sax mu ngi ci loxo laabe yi ñu ngi koo xool suñ ci yaakaar nañ ne ci lu bañ a yàgga dinañ ci d'accord ñu mën koo génne nga xam ne diocèse bi nag dafa am benn policy boo xam ne mooy àtte fu nekk mooy àtte diocèse bi mooy àtte parishes yi mooy àtte church groups yi ku nekk xam sa warugal xam sa wàlla ñun ñëpp ñuy ko mën a def foofu lañ toll woon ci waxtaan bi nga xam ne moom lañ waxtaanoon na yéen ba pare. Okay, we're now going to, based on this approach to developing the Parish Pastoral Council, Parish Finance and Development Councils, Parish groups in the diocese. How can you best explain this to us? Now, the ideal thing for the diocese is to ensure that in each and every parish in the Diocese of Banjul, there is a Parish Pastoral Council and there is also a Parish Finance and Development Committee. In the past, there used to be only one institution in any parish, that is the Parish Council, we would call it, and they were doing both pastoral as well as the other mundane or financial issues. So the division of that labor brought into play the need to have a Parish Pastoral Council and a Parish Finance and Development Committee. Already we've got some parishes within the Greater Banjul area that have got these two structures operational, and working. They are all functional. But we need to ensure that they are working in accordance with what has been laid down. And not only that, where some parishes haven't got the two institutions in place, that we would help them through the Diocesan Monitoring and Evaluation Officer to ensure that they have those in place. Now, we wanted to do this in phases. We are looking at initially the Greater Banjul area from Banjul to Brikama. Thereafter, we will look at maybe having another wave and then maybe look all the way to Basse. Now, the setup in those parishes will determine the feasibility or otherwise of having these two institutions, because we are quite aware that in some of those parishes, availability of the human resource or the people, to constitute these two groups may be difficult. So we may have to look at what may be feasible under the circumstances and let them run with that as opposed to imposing what is the proper thing, which is having the two institutions. Now, it's easier when you have two institutions because the Parish Pastoral Council will focus mainly on what relates to evangelization, making the faith known and grown and looking after the welfare of the Catholics. And then the Finance Development Committee will look at purely what has to do with raising funds
and managing the finances of the diocese in terms of investing funds to have better yields and making sure that we have budgets and that we spend within those budgets, and where we need to go outside those, that we secure the necessary approval. And then who are this committee going to answer to? Who are they answerable to? Well, you know, in any parish you have the parish priest, who is the president. Now, normally the way it goes is the parish finance committee and development committee report to the parish pastoral council in a way. Okay, and the parish priest sits in both groups, you know, to ensure that there is a coordination and easy flow of communication between the two groups. But when budgets are done, the budgets from the finance committee come to the council, and the council looks at it, give their input, and then thereafter the finance committee runs with it. That was Mr. Bernard Mendy and Mr. James Gomez talking to Matthew Mendy on the way forward on the Diocesan Self-Reliant Project. They'll be back next week to present the rest of their program. Last but not the least, let us now pay attention to Mrs. Ellen Dur and Father Edu Gomez, who will present us with the Word of God. Jangat bi jiitu jëlee nañ ko ci ñaareelu téere buur ya. Naxamang kilifa soldaaru Siri ngaana la woon. Dugoon na ca dexu Yudden te sangu ca juróom-ñaari yoon. Naka la ko yonent ba Elisi yebaloon mu dal di wér. Su xam deelu te mel ni suxi xalel bu ndaw. Mu dellu si fa nitu yàlla ma ak àndaaleem yépp. Dika ci kanamam ne ko, xam naa ko léegi amul beneen yàlla ci suuf si bu dul bu waa Israel. Maa ngi laa dagaan sa surga buga may. Wande Elisi tontu ne ko, barke yàlla suma borom mi di dunda, waat naa duma nangu dara. Naxamang dellu di ko ñaan, waaye mu bañ. Booba Naxamang ne ko, ndem noonu la, na la neex sa bokka néeg yóbbuwaale dara ci suusu réew mile, lu tooloog suufi ñaari berle, ndaxte bëggatuma laa jébal yeneen yàlla benn reeni mbaa benn njébale lu mooy borom bi yàllu Israel. Baatum yàlla la, sant nañu yàlla. Pour suñu som dinañu woy. Ndey jooru borom bi def na jàmbaar, ndey jooru borom bi def na jàmbaar. Woyal leen yàlla woy bu bees, ndaxte kimtaam yi mu doon def. Loxoom bu bare doole, ndeyjooram lu sella sella moo ko taxa daaxa. Ndey jooru borom bi def na jàmbaar, ndey jooru borom bi def na jàmbaar. Borom bi xamloo na manooreem te feeñal njubaayam ci kanamu xeet yi. Fàttaleku na cofeel ak dëgga yi mu wóor ak feeñal mbootaayu Israel. Ndey jooru borom bi def na jàmbaar, ndey jooru borom bi def na jàmbaar. Ci àdduna si sépp gis nañu ndamu suñu yàlla. Na ngeen màggal borom bi ci suuf si sépp, feeñal leen seen baane ci seen i woy yi ànd ak bufta. Ndey jooru borom bi def na jàmbaar, ndey jooru borom bi def na jàmbaar. And Father Edu Gomez, who will present us with the Word of God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
nee na